asalaamaaleykum mbokk patriote yi gars yi ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm si àjjuma di ko ñaanal suñu bopp ñaan yàlla Sénégal jàmm lekk sax fi di ko ñaanal président Sonko bépp mbokk patriote rawatina Sénégalais yëpp fëkk foo mënti nekk gars yi tey ñun ñëpp déglu nañ président Ousmane Sonko avec beaucoup d'intérêt nag waaye fu may commencé rek mooy di dalal xelam ne ko yàlla mi ñu tiim xam nañu pour na Serigne Saliou fit bu Macky Sall ak ñi mu àndal am benn nañ ko multiplier par 1000 maanaam ñaari téeméer gis nga bal blanc yooyu noonu ñuy wax dañ koy jaxaseeg ay bal yu réel ak a neexoon mu nekk ay balu réel ragaluñ dara jaamu yàlla nag bi nga wax ci xeex tey pour waajal sa askan bi ñëw loolu dafa yàgg ci taarix ndax tey xeex bu yonent yàlla yi xeexoon moo waral tey ñun ñu toog ba mun a jaamu dem julli ci juma ñëwaat ñoo ko xeex tey ñun ku ñu ci newoon jox ay jaase ne demal taseeg ay diw ngeen dañ leen di def ay jullit tey doo ko def kon ça dit que y a des combats ultimes à laquelle des gens se sont sacrifiés ay nit sacrifier seen bopp pour dara mën a nekk tey lenn mun a am lu leer laa leen wax Macky Sall ak bu mu mën a kumpalool ak ku mu mën a waxal ak tubaab bu ko mën a jàppale ñaar rek laay dénk tubaab bi beneen ma dénk ko gouvernement bi tey tubaab bi na leen leer ni pexe bu ñu lal ngir faagaagal président Ousmane Sonko bis bu ñu toogee ba gisatuñu président Ousmane Sonko wala lépp lu ko dal ñoom ñooy responsable na leen leer ne le moment qui suit ñu faagaagal président Sonko wala ñu jéem ci moom dara mooy bis boobu la ñuy gëj a am intérêt Sénégal bis boobu la ñuy gëj a gis sax français fii bis bu lu dal président Sonko. beneen bi mooy ku yaakaar ni tey nga nekk ci gouvernement nga yaakaar ni président Sonko tey Ousmane Sonko tey suñ ko faagaagalee nit ñi dañuy toog nax nañ seen bopp jour boobu la yàlla di ñu soppali ay gaynde jour boobu la yàlla di soppali ñun ñi ay yeneen nit yu bokkul ak sénégalais yu ñu doon gis kon na tegu ci fair play ak jàmm rek on vous invite à ça président Ousmane Sonko je le répète 80% population sénégalaise ñoo ko bëgg ak doole boo leen mënti am ndimbal boo leen yaakaar mun ngeen ko am ak ku leen mën a jàppale ak pexe yoo leen mënti teg na leen leer ni mun ngeen jéem a détruire yàq suñuy intérêt waaye Macky Sall mënul wax a wax ba détruire nos droits Macky Sall ne pourra jamais parvenir à détruire nos droits. Peu importe la puissance qu'il possède maanaam ak doole bu mu yaakaar am na ko dañoo gëm yàlla ñoo ko ëpp foofu Macky Sall su amee benn doole na ko leer ni wallaahi am nañ ko ñett téeméeri kàttan bu toll noonu ñu toog ñu nemm di xaar Macky Sall gars yi xamuñu luy nelaw li nga xam ne mi ngi toog na teg xamuñu ko mënuñu ko imaginer. si yéen dégg tey leen dafa am ak képp ku complot ak lu ñu mënti def vous ne pourrez jamais détruire la source suprême de notre bonheur mental qui est la paix et l'esprit maanaam mënoo leen yàq suñu mbégte boo xam ne amuñu fu mu toll mbégte boo xam ne ab cant yàlla lañ ko def léegi maanaam suñu bànneex ak suñu xel mu dal muy toog chaque jour di dégg président Ousmane Sonko mu yee ñëpp mu yee si ñun loo xam ni nelawul woon waaye dañ kaa négligé woon maanaam dañ ko oyofaloon képp ku nekk yàlla xam na ni damay toog te fekk ay groupe xale ma leen laaj man leen booy al seen kii affaire yooyu al seen carte électeur
ñu ne ma ñun ñëpp dem nañ ba jëli suñuy extrait ak suñu kii tax xaar ay boy yoo xam ne ay moins de 18 ans jëm ko la ñoom ma doxantu dem ba mairie fekk fa ay xale moyen d'âge boo xam ne 18 ans rang bu gudd di jël seeni carte électeur ma am mbégte mu rëy xam ni conscientisation am na maanaam suñu bànneex de la paix et esprit mental bi ñu am cela l'ennemi externe ne pourra jamais le détruire ak foo mënti jóge Dalai Lama da doon wax benn baat bu am solo bu ma di gën a neex si ay waxam nee na l'ennemi de l'intérieur que tu ne peux pas vaincre c'est la colère moom la président suñu président bi am maanaam xol bu tàng bu muy am di gis président Sonko ak di gis ñi nga xam ne yee na ko ci Sénégalais yi te ñooñu dañoo bëggoon di ci teg brique du mus a yeew maanaam l'ennemi de l'intérieur du président notre président c'est sa colère Dalai Lama teg ci ne peu importe où tu vas c'est toujours là en toi la haine et la colère chronique et négative nee na la haine maanaam soxorte ba bëgg a rey nit ak mer bu nekk ci yow mooy maanaam mooy soxor boo xam ne dafa chronique ba pare doon bon ci yow te loolu du mu sa deñ maanaam mooy gis nit yéene ko sax mu dee l'inimitié tey gars yi dañu war a xam leen dañu jël l'historique du président Sonko jaar ak ñun duñ ko dàqee mu invité ay journalistes dajale leen ku nekk laaj ko mu wax la wax yoo xam ne du mus a deñ mu sulli fi ay dossiers 94 milliards su dul woon dëgg tey te am nañ ci ay firnde yu leer ni dëgg la am na ay audio yoo xam ne génn di firnde ni dëgg la su dul woon dëgg tey président Sonko ba léegi ab boobu amul woon doole mu amoon ni ba léegi jàpp nañ ko mais dañuy jël dossier bi nëpp ko mu ne wax naa leen ko te soo leen wooye mu leen preuve gars yi bàyyi mu sedd le fer de Falémé mu wax ñu ci mu doon dëgg su doon diffamation ñu woo ko ñu nëpp ko le pétrole et le gaz mu wax ñu ci yee ñu ci ñu xam lépp ñu dem ba porte plainte gars yi bàyyi mu sedd ba ci li xew assemblée nationale 10 millions li ñu doon may ak terrain mu wax ko ñëpp ne du dëgg Déthié Fall ñëwaat firndeel ko waaye gars yi koo xam ne lu mu la wax nga gis ko lu mu wax nga gis ko ak te ñi mu koy waxal buñ sañu jël ubbi procès dañ koy nëppal yàlla suñu borom moo nekk ci xelu moo jël xelu président Ousmane Sonko téel ko boppam lu doy waar laa leen wax lii du neen yàlla ku mu gërëm nag doo may nattoom am na yu bëri amoon ay natt la natt yooyu yàlla jaarale ko ci nit ñooñu dem ba yaakaar ni waaye bu ñu yaakaaree ni jàpp na ko yàlla suñu borom ne sama coobare la waaye naa ko téewaat mënoo leen ci moom dara parce que ñi jiitu woon di xut bi ak yonent yi maanaam seen daraja ay nattu maanaam dafa metti woon lool li tax ñu am daraja lu metti lañ jaar yàlla ku mu namm si yow dara moo lay aaral boppam waaye yàlla suñu borom nag du wàcc ni nit di defal nit dara du wàcc di téyal di xeexal nit loolu amul ci taarix yàlla suñu borom day manifester su ay nit ba ñu mel ni dañ fay toogee ay jàll ba ñu mel ni dañ fay toogee yàlla suñu borom maanaam seen lépp day doon yàlla maanaam lu ñuy def fit bi ñuy am sax fa yàlla la jóge fit bi ñuy am sax day nekk loo xam ni duñ ko xam man tey fi ma toog des fois ma jot message ñu ne la léegi damay reetaan li may reetaan loo dama xam ne du man yàlla la dama naan vous n'avez rien compris aka neexoon ku nekk toog sa rukk dund sa dund
aka neexoon ku nekk continuer sa dund ci sa njaboot waaye ñi ngi ci waaye nag lépp lu ñu xalaat ni suñu réew la loolu moo yee suñu lépp loo xalaat suñu réew dafa soxal dañoo soxal dañ ciy wax dañ ciy xeex. tey président Sonko yàlla mi namm ci moom dara moo ko aaral boppam téye ko ba nii lan lañ fi tegul nee nañ nguur dafa am doole waaw nguur mooy lan soo jëlee si taar nguur yi ëpp doole yàlla bi muy jël lim leen joxoon dafa foqati ba li ci découlé mooy seen fin bu tragique fin boo xam ni maanaam si taarix du musa fay mukk président Ousmane Sonko doo ñu gën a gore bul am leen looy tiit ñaar yi ma wax tubaab bi suñu yaakaaree ñu gisatuñ la mooy seen intérêt waaye bis buñ la gisatul boobu lañ fiy mujj boobu lañ leen dul gisati ñoom it waaw na leen leer ni la France doit comprendre que s'il pense que la disparition de Ousmane Sonko rimera avec l'ascension de leurs intérêts, ils se trompent lourdement. Si le président Ousmane Sonko disparaît, l'intérêt français disparaîtra ainsi que ses habitants, sa population du Sénégal. Ça c'est sûr. Parce que nous avons li fi amoon di am. Thomas Sankara dafa nekkoon nit ku màgg Afrique. Mu nekkoon benn renaissance africaine boo xam ni jóge na ci moom. waaye biñ ko faagaagalee ñoom da leen leew suñ ko faagaagalee ñëpp naan nemm waaye bii amaat dafa doon Thomas Sankara ak ñooñu ñëpp nga dajale leen ci benn yàlla teg ko loxoom te mu nekk loo xam ne ñi ko topp ci ginnaaw bis ku ko faagaagal saa di ko doo fi toog kon saa di ko doo ko jariñoo looloo leer te muy dëgg nag. nga nekk ci gouvernement nga yaakaar kii su deewoon wala kii suñ ko rayoon wala lenn suñu kii gars yi dinañ yem wallaahi vous n'avez rien compris. Président Ousmane Sonko lu ko mënti dal day acter l'accélération même de votre disparition loolu dafa leer parce que du ñu nangu nit un honnête citoyen nga ñëw doon président Macky Sall ñu jàppale la fal la dawal la ci télé yi xeexal la nga doon président nga ne keneen du am loolu yeddi yàlla weesul loolu kon président Sonko dalal sa xel bu baax ñu topp sa ginnaaw duñu ay ragal te yow muy sax fit boo mënti am ëppoo ñu fit président Sonko gis nga ñii ñu jàkkaarloo fit bu ñu am laa la wax fit bu ñu am nañ ko parce que leen dafa leer dañoo bind suñuy testament ba toog kon ça dit que leen dafa am loo xam ni c'est très clair mooy tey Afrique bi mu yàggee am ay leader yàgg am ay nit yoo xam ay nit yu màgg lañ dañuy bàyyi ba ñu jóge fi ñu leen di màggal loolu nag ñun dafa jeex ñun la donne à changer à travers nous-mêmes président Ousmane Sonko dañ koy jaajëfal duñ ne sax dañ koy màggal balaa nit ñi di ko foogee leneen waaw man en tant que murid du ma ne dañ koy màggal pour man benn màggal mu laa kii Sénégal muy màggal bi xam ne Sëñ Touba daf ko woote ne bis bi su ñoo leen santale ma yàlla ak peut-être suñu gàmm yeeg yooyu waaye dañuy tey di ñoŋal président Ousmane Sonko bi muy dund ba ni muy duggee palais gars yi ñëpp xam nañ ni président Ousmane Sonko le 15 anniversaire am man bokk naa ci ñi nga xam ne dama gëm ni bisub juddu président Ousmane Sonko dañu war di ci sant yàlla parce que yàlla noppi na bu yàgg tey soog a ñëw yàlla avant président Ousmane Sonko di ñëw xamoon na ni kii mooy koo xam ni moom laay yónni ci Sénégal mu yee nit ñi jaamu yàlla mu yee leen téewaat leen seen bopp gëmloo waat leen seen diine nag parce que gëm sa bopp jaamu yàlla la en fait kon gars yi ñu ngi jaajëfal ñëpp di wax ñëpp nag le 15 ni Macky Sall amee l'opportunité jël lépp loo xam ni mobiliser les biens des Sénégalais les biens de l'État l'appareil étatique mu def ay tournées nit ñi di ko topp lu ay nit ay car yëpp di dem bloquer
toute une circulation kon tey ñun duñu bloqué situation waaye gars yi la 15 damay woo ñëpp à partir de 17h na ñëpp na leen fekk buntu kër président Ousmane Sonko ñu feeta anniversaire am bisu juddoo président Ousmane Sonko tey dañ ko waroon defal sax monument du ñu bàyyi ba mu dem ñu koy kii fi lay nekk fi lay des ak ñun fi lay toog ba ñëpp sénégalais yëpp yeewu 80% yeewu nañ 100% yeewu ñu koy tuddee ay doom di ko gërëm ci yee bu mu yee sénégalais yi ak fit bu mu am ndax gis nga loo am xel te amoo fit xel moom day lëmus kon ça dit que les 15 chers patriotes dañu bëgg ñu dem woyal joyeux anniversaire hymne national donc te hymne bi wax dëgg yàlla tôt ou tard war nañ ko changer parce que dama yaakaar tubaab yee ko def waaye comme moo fi sës nañ ko dem woyal ko félicité ko wan ni ko ñu ngi ci wetam wan ni ko ñu nekkuñ ci ginnaawam rek dañ kaa wër te lu ñu gëm-gëm projet bi te gëmuñu ki nga xam ne mooy le tenant du projet bi amul njariñ kon ñun duñ ne président Sonko su fi jugee keneen na koy remplir su fi jugee ñu ko fi jëlee duñ fi des laa gëm looloo am tey li may wax rek dama koy répéter président Sonko soo jëlee guy moom mooy tronc bi projet Pastef bi c'est bien protégé mooy racines yi branche yi mooy militants yi cadre rek ñoom seen feuilles yi mooy ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi ko bëgg te gisuñu ko xamuñu ko waaye loolu yëpp mun naa deñ garab gi survivre waaye tronc booba bis boo ko daggee ëkk rek nga fay fekk kon ki ñu war a protéger mooy premièrement président Sonko bala ngaa protéger li nekk ci biiram muy projet boo xam ne ñu bëree ko prôné kon gars yi le 15 juillet incha allah à partir de 17h c'est notre droit nag képp ku nekk Dakar aux alentours nañ leen converger ci këru président Ousmane Sonko du manifestation de anniversaire lañ jëm xanaa am nañ droit dem anniversaire nag comme ni ko nit ñi di defee ñu woyal ko gërëm ko santaat ko waaye donte yàlla suñu borom rek moo ajoo sant waaye yàlla moo ne ku santu nit nag doo sant yàlla waaye suñu borom da kaa wax ci alxuraan mu leer nañ kon am nañ droit sant ko muy santu zahir képp koo xam si yeneen région yi nga nekk 17h fu mu jotee muy région yi mu mënti doon cellule boo mënti doon na ngeen dajalewu benn place wala benn terrain même su dee terrain football la parce que place yi koo ci dem ñu ne terrain football wala un terrain vague ngeen toog fa 17h pile su jotee ngeen dajaloo 18h ngeen chanté gërëm président Ousmane Sonko sant ko ci li nga xam ne yee na ko ci Sénégal ak fit bi nga xam ne la ñu jox ñun ñëpp c'est électrique on se nourrit de lui foo mënti nekk na nga ko way ñu nekk Dakar nag képp ku mën a ñëw cité Keur Gorgui j'ai besoin de 200 000 personnes na nga ñëw ñu sant ko wayal ko gars yi loolu rek laa amoon li may wax gudd na nag waaye je tenais à dire ceci après passer ce message di santaat yàlla bu baax a baax di wax ni président Ousmane Sonko na sa xel dal ñi nga àndal ëppoo leen fit de ndax sa fit yàlla bi nga xam ne moo la fi teg fit bi mu la jox nañu ko suñu gëm projet bi lool ragaluñ ci dara ndax fit bi ñu am moo waral ñu bind suñuy testament ñun teg lépp luñ ci fekk rek damay jàpp ni jaamu yàlla te ku nekk war na am le même tenue ku nekk chacun doit avoir même approche des choses waaye ñu ngi ziar ñëpp di déggee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal suñu bopp di ñaanal président Sonko yàlla bàyyi ko fi di ñaanal sénégalais yëpp ak boor boo mënti doon muy APR muy réew mi parce que nag mun nañ am des visions différentes de notre manière de faire la politique mun nañ am approche différente mais ñun ñëpp ñoo bokk luñ bëgg ak parti boo mënti nekk mooy Sénégal dafa baaxoon nag parti boo nag da nga koy défendre c'est très bien que waa APR di défendre seen parti ñu xuloo ndax moom ñun tam ñu xuloo ngir kii waaye nañu xam ne li ñu bokk Macky Sall moomu ko te Macky Sall mënuñu ko diviser bis bu fi Macky Sall jógee dañuy nekkaat ay mag ak rakk nekkaat ay xarit
am na ay xarit APR ak ñoo bëri am naa sama xarit yoo xam ne ministère la ñuy liggéey yàlla xam na ko wallaahi dañuy toog ñooy entraîné ndoo di toog di werante di waxtaan suñu paree ànd dañuy yendoonte ay kër di waxtaan ci Macky Sall ci Sonko te amuñu benn clivage. kon ça dit que Sénégal noonu la demee Sonko mënuñoo diviser Macky Sall mënuñoo diviser waaye nag li nga xam ne ku nekk mooy li war mooy lu baax ci Sénégal te ñu gëm ko nañu may ni comme ni Macky Sall ñëwee nekk président def déroulé nañu may ñun tamit li ñu gëm su ko population sénégalaise fonkee Ousmane Sonko wóolu ko nañu may di déroulé wasalaam.